Bonsoir amis internautes de Walu TV, bienvenue dans votre émission Kaddu Askan Wi. Sans plus tarder, nous allons développer avec ce thème l'insécurité du quartier de Ndiaw. Mbégte la ak contentement saa su nekk ñuy jàkkaarloo yéen ci seen émission Kaddu Askan Wi comme ni ñu ko waxee rek thème mu tey bi nag mooy li nga xamante ne mooy insécurité bi nga xam ne noté nañ ko fii ci biir Richard Toll plus particulièrement fii ci quartier bi nga xam ne mooy Ndiaw. Kon dañuy bàyyi ñi nga xam ne rek ñooy suñu invité ñu présenté wu en même temps duggaale ci thème bi. bon oui asalaamaaleykum waa Walu TV ñu leen di nuyu bu baax di leen remercier aussi ci initiative bi donc man la Pape Thione bon dëkk Ndiaw aussi nekk président association Ndiaw Suñu Yitte donc di am contentement bu baax ci initiative bi ngeen am ñëw Ndiaw ñu waxtaanee problème mu dëkk bi problème mu insécurité tey am naa yaakaar loolu mooy thème bi donc comme ñëpp ni ngeen ko gisee rek temps yi moom képp ku nekk douane Richard Toll bu gisulee dégg na ñu ne Ndiaw kat li fay xew muy insécurité bi fi am insécurité bi fi am muy vol yi fi am sàcc yi ak agression yi nga xamante ne mi ngi fi am donc xëy na sàcc sax yàgg nañ di gis si dëkk bi mais melu woon nii mais léegi ça devient fréquent dafa chaque jour nga dégg ko fi am na 2 mois léegi chaque jour doo toog une semaine doo dégg ñu ne ñaari sàcc am na fi donc beneen bi aussi sax bu doon sàcc rek mu neex mais dañ si boole di agressé te ñun xamuñu loolu. ñun doomu Ndiaw boog xamuñu ay agression xëy na donc lii agression nga daan dégg si télé yi rek ñu naan dëkk sàngam agression am na fa mais bu ñu demee ba koy gis kon taxawaay jot na ñun jeunes yi il est temps que ñu mobiliser wu. donc si kaw loolu nag di si remercier bu baax a baax le commissaire monsieur Malick Dieng ak surtout le délégué de quartier monsieur Ibrahima Thione parce que franchement depuis affaire mu amee ba léegi noppaluwul si affaire bi mi ngi siy daw guddeeg bëccëg pour kat loolu noonu mu dàkk pour ñooñu xamante ñi ngi def loolu ñu mën leen jàpp yóbbu leen si yoon. si kaw loolu nag le commissaire Dieng ñëw na fi le dimanche passé commissaire Malick Dieng di ko remercier au passage ñëw na fi le dimanche passé ñuy waxtaan si affaire bi donc indi na ay propositions yu am solo bon xamal nañu aussi affaire bi pour mu liggéey bi yomb fokk ñun population bi ñu impliqué aussi ñu jàppale ko si affaire bi. bon si kaw loolu nag suñu regroupons en groupe def ko ay équipe yi nekk si dëkk bi def nañu 3 équipes kon ñu dëkk bi Ndiaw yëpp am na secteur boo xam dana am ñu fa nekk di rondu chaque guddi. d'ailleurs commencé nañu biig pour def ronde bi donc biig rek am na ñaar ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ñi nga xamante ne xamuñu leen si dëkk bi donc bu leen jàppee aussi yow ñu seen ay pièces bon jàpp nañ leen woo policiers yi teg leen si loxo policiers yi police mi ngi def liggéeyam. donc si kaw loolu aussi xëy na bu nee insécurité aussi lu ko waral mooy éclairage public bi Ndiaw éclairage public bi dafa doxul Ndiaw mën naa lamp yi bu ndee 100 lamp 10 lamp ñoo si tàkk donc loolu nag liggéeyu maire la. bon maire nag dañ ko fol pour mu defar pour maire ak loolu même boo amul ambition pour liggéey dëkk sax mais nga taal lampa yi moom en aucun cas dafa war tàkk parce que nit aussi ñu mën ñu judd bu ñu juddoo ba léegi judd si ay lamp ñu dem ba au 21e siècle ñu bëgg ñu xañaat ay lamp donc loolu duñ ko nangu donc si kaw loolu ñu ngi lancé appel donc bind nañu correspondance dinañ ko yóbbu maire mu dimbali ñu mu defar lampa yi le plus rapidement possible parce que instant yi sonn nañu tabaski nañu jëm. nit ñi ngi yar seen xar nit ñoo ngi koy jël sàcc yi ñëw di jël xar yi di ko yóbbu benn mooy aussi da nga yor sa place di jaay ñu fekk la fa 6 heures 7 heures 6 heures 19 heures si ngoon ñu lay agressé donc xam nga loolu agression wax naa ko léegi ñun xamuñu ko da nga ko doon dégg bu demee bu am fi nag war nañu xool ñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax donc di wax ni rek maire nañu dimbali si lamp yi mu taal ko parce que aussi ñu ne dañ ko fol pour muy taal lamp yi moom sax war na bu ñëwee Ndiaw war na mën a rus. parce que Ndiaw bokk na si quartier yi nga xamante ne ñoo ko faloon bu ñu wut fii dafa wàccoon si terrain bi li mu fi dégg woon bëri na xëy na tey problème mu lamp rek moo teew dañoo bañ a génn sujet bi mais tey na ñëw mu taal lamp yi mu jëm ko defar le plus rapidement possible parce que sonn nañu tabaski nañu jëm fii ak 2 mois dañuy dem tabaski te bëgg ñu lamp yi tàkk si kaw loolu nag ñun ñu ko xaar si dara ñun xaar ñu ko si dara ñun jeunesse yi mobiliser wu nañu lépp li association yi ASC yi nekk si dëkk bi mobiliser wu nañu dinañu jël. combat bi en main combat bi ñu ngi koy jëlee nag Ndiaw yàlla def na dëkk la bi nga xamante ni bon potentialité dafa bëree c'est-à-dire côté boo touché rek am nañ say spécialiste tey say dëkk bi am na ay électriciens yi bëri nañ fi ñun dinañ dem gis électriciens yi d'ailleurs commencé nañ liggéey bi sax lëkkaloo ak association yëpp yu fi nekk yi dinañu dem gis électriciens yi nekk si dëkk bi pour kat ñu dugg si dëkk bi def sensibilisation kër bu ne ñu dem fa wax ak borom kër gi
pour kat mu jënd matériel bi bu jëndee fil ñu wax ñaata fil lay wut wax matériel yu ñu wër lépp ñun jël volonté wu seen dëkk bi ànd ak association yi volonté wu def kër bu nañ dafa làmp xëy na maire nag comme que moom mënuñu defal làmp ñun bu ñu jëlee initiative defal suñu bopp kër bu ne làmp moom yaram dina daw sax mu xam ni liggéeyam mu ñëw mu def liggéeyam pour bañ a guddal daal donc bàyyi sama yeneen collègues yi aussi ñu wax si donc maa ngi rafetlu aussi waxtaan bi ba si kanam incha allah rabbi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Waalo TV di nuyu képp kii seetaan Waalo TV man la Ndëri Thione di membre si association Ndiaw Suñu Yité waaw ñuy rafetlu li am nii rek tey kaddu askan bi n'est-ce pas loolu émission bi tudd ñu koy rafetlu kon tey askan bi moo ñu fi teewal quoi moom nañu war a wax suñu sama naataango bi Pape parce que wax na lépp quoi fa am loo xamante ni mësuñu ko xam si Ndiaw dañ ko commencé gis quoi ñun mu metti ñu trop ñun ñi xamante ñu ñooy jeunesse bi mu metti ñu trop si kanamu yàlla quoi parce que li nga xamante ni yow da nga daan dégg rek da nga daan dégg ci am na vol fële wala ki agressé nañ ko fii maintenant léegi nag da nga koy vivre quoi da ngay xëy di gis affaire bi nii quoi mu doon lu ñu metti trop parce que bu ñu demee ba ay 22h wala 19h ngay dugg si bitigu jaamu di agressé là doy na waar quoi franchement parler métti na li ko waral yëpp mooy Pape wax na ko ñàkk éclairage bi am si dëkk bi ñuy ñaan ndimbal dañ koy ñaan encore incha allah ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def loolu ñoom ñoo ko yellool la municipalité ñu ngi leen di ñaan encore une fois ñu ñëw ñu xool suñu dëkk bi mu xam muy Ndiaw ñu ñëw jéem ñu ci defar ay lamp parce que yaakaar naa su leeree rek képp koo xamante ni def kat lu bon nga daa mën a daw wala foo dawee rek daan la gis mais su lëndëmee tey soo duggee si roq yi kenn du la mën a gis tey encore une fois lii am ñu ngi remercier ci nga xamante ni moom mooy suñu chef de quartier franchement parler sonn na si sonn boo xamante ni tey kenn amul fayam mooy que ni lii bu mu amee moom moo njëkk woote réunion këram ñu toog xool trouver solution waxtaanaat si ba tey ñu dem gis commissaire Dieng Mohamed mu doon nit bu disponible mu ñëw ñu toog ñu waxtaan ba solution nañ mën a def tey ba trouver ko quoi te tey yaakaar naa ni mën nañu wax trouver gun ko mais am na si ay jéego yoo xamante ni ñu ngi ciy def nañ ay communauté de veille et d'alerte yoo xamante ni 3 la ñu ngi ci dëkk bi duñu wax nag fan nañ nekk affaire yooyu mais ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi wër pour ñi nga xamante ni ñooy def ñaawteef yu bon yooyu ñu mën leen teg loxo jël leen jébbal leen commissaire bi loolu daal li nga xamante ni fan yi ñu ngi ciy liggéey ak waa dëkk bi di lancer appel nag yamuñu si ñoom kase képp koo xamante ni si dëkk bi nga dëkk te développement dëkk bi moom moo la tax a jóg ñëwal nga jàppale ñu ñun am na ay association yi fi nekk association sportive yaa ngi fi association volontaire yi ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ñëw ñu jàpp si ñu liggéey suñu dëkk parce que nit ku nekk yow yaa mën a liggéey sa dëkk quoi franchement parler ko nañ génn si ñu liggéey suñu dëkk waaw pour bañ a guddal wax ji rek moo bàyyi sama yeneen naataangoo yi ñu am ñu ci sànni quoi. merci beaucoup Pape merci beaucoup Ndari gis nañ li nga xamante ne mooy kàddu yi ci wàllum insécurité bi joxe nañ aussi li nga xam ne ñoom jéego yi nga xam ne dox nañ ko ci ak jéego yi nga xam ne chef de quartier bi mi ngi ko ci dox ak commissaire bi réunion bi nga xamante ne amal nañ ko fi dimanche passé jëmale ko ci wàllum insécurité bi donc ba tey rek dañuy wéyal émission bi ak suñu yeneen invité yi nga xam ne ñoo toog suñu gauche muy Nogay ak Abibou ñu bàyyi Nogay rek moom itam mu développé ci biir tamit. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Waalo TV comme ni ko sama collègue yi waxee di wax tamit di kontaan tamit si genre jotaay bii nii ndax yaakaar naa comme di nuyu waale tamit sama naataango yu ma toogaaleel fii samay frère comme jotaay bi di nuyu waale Seka di sant tamit di wax tamit lii ñuy wax nii di jotaay bi nii dama siy kontaan ndax kontaan bi xam nga mooy lu ko waral mooy toujours suñu ilimaan da koy yàgg di wax nee na ndaw mooy defar dëkk te yaakaar naa li am Ndiaw mosuñu ko xam ay di agresse di nit siif nit ci palaasu liggéeykaayam di jël alalam daanoon dégg ay sàcc waaye buñ ko déggee tey balaa ñu koy déggati yàlla xam duñ nekk nag si moment boo xam ne moment bu difficile muy événement Tabaski bi ndax ku wax Tabaski rek xam nga ni xar moo tax ñuy wax ndax borom kër yi daanu jënd xar te balaa ngay am xar rek lu nekk ngay daj te mënoo jënd xar yàpp denk sa biir kër beneen waa yàlla wala beneen doxandéem ñëw jël ko kon nag di lancer appel boo xam ne tey di wax dëkk bi chef de quartier bi mooy xëy na mooy sunu kilifa di ko sant di ko gërëm ndax tey mënoon na toog ñun ndaw yi ñu ñëw woo ko si loolu waaye moom moo woo ndaw yi si liggéey boobu
di lancer appel tamit dëkk bi di wax tamit askan bi ni chef de quartier bi mënul defar dëkk bi commissaire mënul defar dëkk bi ñun ndaw yi ñoo war a taxaw jàppale chef de quartier jàppale wàllu commissaire bi defar suñu dëkk ndax dëkk boo gis mu développé rek ndaw dëkk ba ñoom ñoo ko développé di lancer appel tamit suñu grand frère yi wala ñeneen ñoo xam ne ñoo ëpp doole ñu wàcc si le terrain jàppale di wax tamit noonu gën a taxaw tànku liggéey ñun ndaw ñi moom comme ni ko Pape Thione waxee rek daf noonu ay communauté daf ay groupe comme di ko def si koñ yi di garder par secteur dafa ñu ko dara nag pour intérêt suñu bopp du ko def pour intérêt askan bi wala intérêt dëkk bi ndax ndawkat boo nee damay yewoo si dëkk bi war nga defar dëkk bi mooy loo xam ne tey ndax bu noo wax si dëkk bi laa dëkk te doo dëkkoo dëkk bi kon foog nga dëkkoo dëkk bi mooy lan di dox si yoo xam ne mooy doxal dëkk bi ndax xam nga tey ku bàyyi liggéeyam ñëw fanaan si mbedd mi di garder mënoon nga garder sa kër kay waaye boo ko defee day mel ne intérêt personnel nga koy def da nga koy def pour dëkk bi yëpp ñun moom xar nañ suñu tànku ci bay ànd ak sama ay rak ak sama ay frère ak suñu ay grand di yàq suñu nelaw di fanaan si dëkk bi di lancer appel nag képp koo xam ne tey étranger nga yaa ngi si biir dëkk bi di yewoo si njaw wala tamit ngay xale dëkk bi ñu ngi lay lancer appel bu 0 heure jotee wala nga dem toog sa kër fekkee jàmm ngay dox ndax ñun képp koo xam ne jàpp nañ ko ci doyuñu xamuñu looy dox daan la teg loxo ba commissaire yegg si wala ba chef de quartier yow ñëw ñu jébbal la ko nekkuñu fi nag di jël suñu ay gànnaay di dóor ay nit yoo xam ne xamuñ lu ñuy dox nekkuñu fi tamit di jàpp nit si loo xam ne wóoruñu ko du ñuy def loo xam ne dëkk bi moo nu ñor dëkk bi lu mu ñoree du ñuy képp koo xam ne gis nañ si lëndëm yaa ngi xamuñu looy dox daan la jàpp comme biig rek am nañ si 2 personnes yoo xam ne tey ku dee yaag sa bàmmeel xamoo lan moom noonu doon dox waaye ñun suñu confiance mooy wóoluwun neen ñàkk wóolu boobu moo waral ñu téye neen ba commissaire bi ñëw ñu jébbaleen moom ndax tey commissaire bi élément yu mu nu booleel comme policiers yi ñëw nañ bii kontaan nañ tamit si liggéey bi ndax yaakaar naa ñoom tamit wax noonu ko biig ñoom mën ñu nekk caabax nekk feneen ak feneen nekk njaw nekk caabax wala xum ak yooyu du ni man di partout rek jeune dëkk yi ñoo ko war jàppale ndik lancer appel nag bopp jeune boo xam ne yaa ngi yewoo si quartier di wax nga taxaw jàppale commissaire bi jàppale sa chef de village pour defar dëkk bi comme ni ko waxee rek léegi comme ni sama élément yi waxee rek maa ngi leen di sant tamit lii ñu wax tamit lu am importance la maire bi tey ñu ngi ko doon xaar si lamp yi pour mu defaral ñu ko bu depuis boobu mu faloo ba tey gis ñu loo xam ne rek defar nag njaw boo fi ñëwee guddi da ngay yaakaar ni duggoo si dëkk bi day lëndëm kuruus yenn koñ yi rek ñooy leer ñaata kër mu ngi fi si njaw ay benn lamp ngay gis biig ba ñuy nekk di rondo da ngay dem si roq boo xam ne sax yow doo wóor ndax dafa lëndëm kuruus sa portable ngay mujj jël di si sant chef de quartier bi sax mujj jël xaalisam jënd ay torche yoo xam ne motu ko te tey mënoon naka si bañ fekk am na feneen kuy waaye moom wàccee na boppam jël ay dooleem jël même kii jëndal nu suukar ak warga jënd torche jox nu te loolu mënoon na si bañ fekk maire bu taaloon lamp yi yaakaar naa duñ laal sax torche xaalis di ko jëlee si chef de quartier bi di ko jëndee kii di lancer appel nag jeunes yoo xam ne ñu ngi yeewoo si njaw ñu ñëw jàpp si combat bi ñun moom volonté wu di xaaraat yeneen jeunes yi pour ñu ñëw voilà amoon lu mu siy wax xam naa ba si kanam comme waxtaan bi kii bu ma amatee beneen parole delloo ko si quoi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu présentatrice bi ak Seka ak équipe am donc je pense que wax nañ lépp de répétition rek lay nekk je pense que li ñu wax le Pape wax Nderi wax ko ma koy wax comme mën na ma fa waxaat leneen quoi donc na quelques précisions rek ñu leeral un peu voilà donc si on fait la part des choses njaw insécurité bi mi ngi fi bu baax a baax mais si on fait la part des choses c'est-à-dire responsabilité yi day partagé wu le maire monsieur le maire Amadou Mame Diop la ci am responsabilité ñun tamit en tant que citoyen dëkk fii nii ci quartier bi dañ ci am responsabilité bu mat sëkk si les responsabilités sont partagées monsieur le maire dañ ko fal dénk ko suñu lépp donc maire am na li nga xamante ne xëy na tamit mënu fa egg ñun tamit ci dëkk bi dañ dëkk peut-être man naam y a des personnes mal intentionnées donc ñi nga xamante ni ñu ci dëkk bi parce que sàcc buy sàcc leen mooy war mu sàcc soit ñaar mooy war mu sàcc soit day xam li muy sàcc ak ñan lay sàcc ñan la wala soit ñu dégg ko ni ko lii am na lii am na lii am na lii am na donc moom ci loolu lay basé wu pour def liggéeyam donc dëkk bi nag comme ni ko ñëpp waxee insécurité bi mi ngi fi njaw yaa gën am sàcc loolu on n'en disconvient pas mais dafa am lu si rax agression bi dafa métti trop ak sàcc 19h sàcc 22h fekk nit di jaay bu diggam 22h nga bëgg xeex ak moom jël lu mu yor loolu musiba la donc fekk nit tamit mu yor mutoom di dem wala muy dox tànkam di dem di ñibbi nga bëgg kar bëgg nangu ay bagage am loolu tamit musiba la
donc de ce fait dëkk bi ñëpp xam nañ nu mu mel jarul sax ñu si delluwaat dëkk bi lëndëm na lëndëm bi nga xamante ni jéggi na doyoo donc lamp yi tàkkul pa wax na ko léegi bu amee 100 lampes 10 lampes moo ci tàkk ndegam mën na ko donc on fait appel à monsieur le maire Amadou Mame Diop ngir yàlla nañu jàppale si lampes yi quoi puisque sonn nañ trop xam nga nous sommes 21e siècle lañ nekk ñu ay problème lampe am yoo xam ne ay besoins primaires la boo ko mënul ligganteel population bi rek xoolal leneen quoi am yoo xam ne moom moo njëkk si nit ki ay jox nit ki mu lekk sécurité am nga resal ko loolu ay besoins primaires la donc je pense que yu ñuy régler la même pas ay secondes sax voilà loolu benn mbir la beneen bi mooy sama gars yi wax nañ ko léegi ci kàttanu yàlla jàpp nañ xalaat nañ ci tamit en tant que jeune donc puisque dafa am benn comité bi nga xamante ne mi ngi ci dëkk bi mu tudd EDN ensemble pour le développement de Ndiaw donc structure bi nga xamante ni dafa regrouper l'ensemble des associations yi nga xamante ni ñu au niveau de Ndiaw donc dañ toog ñu xalaat ñu ne peut-être tamit ñun en tant que jeune ce serait un peu décevant qu'on reste sans rien faire c'est-à-dire mën na ci dox ay jéego dox ci jéego mooy lan te par exemple am li nga xamante ne xalaat nañ ko xëy ni buñ ko defee kat dina réduire un peu l'insécurité wax ñu nag da koy wàññi ba mu jeex tàkk mais dina réduire un peu l'insécurité mooy lan chaque maison une lampe dox porte à porte def une campagne de sensibilisation porte à porte pied à pied dugg ci kër yi wax ak ñoom sensibiliser leen wax leen les tenants et les aboutissants xam li ñuy xaar ak ñoom tamit li leen di xaar donc ñu fexe def le tout ba buntu kër gu nekk am lampe léegi lampe mbedd bi même bu tàkkul amul problème quoi mais l'essentiel mooy ñun lu ñu war suñu dëkk nañ ko def rek et je pense que loolu bu ñu ko defee dëkk bi dina leer nañ ku nekk bu génn lampe sa buntu kër dëkk bi moom incha allah ci kattanu yàlla dina leer nañ Ndiaw am na électricien yu bëri yu fi nekk incha allah ñoom dinañ jëm gérer main d'œuvre bi dinañ ko def gratuitement ànd si ak association yëpp yu nekk Ndiaw ànd si ak lépp luy képp kuy électricien ku nekk Ndiaw ñu ànd si ak Ndiaw liggéey si loolu ba yàlla defal ñu si jàmm mais en tout cas encore une fois ñuy lancer message bu baax a baax que ça soit mi Mame Diop la secrétaire municipale préfet sax bu ñu mënee dégg nañ dégg dëkk bi am na problème quoi et c'est à résoudre merci beaucoup. merci beaucoup Abibou merci beaucoup Nogay gis ngeen li nga xamante ne mooy intervention suñu différents invités yi ak li nga xamante ne mooy solution yi nga xam ne peut-être jàpp nañ ne buñ ko defee insécurité bi dina wàññeeku comme niñ ko waxee rek lancé nañ appel à monsieur le maire gis nañ ne éclairage yu quartier bi des na lool sax te sécurité yaakaar naa éclairage daf ci am part de responsabilité bu rëy parce que sécurité mënul am foo xamante ne éclairage amu fa comme ni nga ko waxee Ndiaw nekk na quartier boo xam ne nit ki bu nekkee à 10 mètres yow mënoo koo gis donc pour nga dal ci kawam dafay yomb trop agression bi am na koo xamante ne victime la dëkk fii ci biir quartier bi seeti woon nañ ko moom itam mu jox ñu yenn leeral ci li nga xam ne mooy agression am muy Mamadou Diamanka ñu dem seeti ko rek dellu siwaat ci biir émission bi. waaw soxna Xadi maa leen fay bu baax te di leen jaajëfal di rafetlu initiative bi tamit di leen gërëm di wax ni seen liggéey bi xam naa ni li ko waral lépp mooy ñëw chercher l'information pour ensuite transmettre ko population bi pour ñu mën a gën a fagaru waaw di leen béggee bu baax te di leen jaajëfal tey nuyu mbokk internet yëpp bu Waalo TV. merci beaucoup Mamadou comme ni ngeen ko déggee rek Mamadou mi nga xamante ne nekk na kenn ci victime yi nga xam ne mooy agression yi ñuy gis fii ci biir quartier bi nga xamante ne mooy Ndiaw comme niñ ko waxee rek ci commencement ba insécurité bi mi ngi bëgg a ëpp loxo ñi nga xamante ne mooy population bi dëkk fii ci biir quartier bi moo taxoon ñu invité ko tey pour mu gën ñu indil ay leeral ci li nga xamante ne moom victime la ci woon ñu bàyyi ko rek mu xamal ñu exactement agression bi naka la demee fan lañ ko fekk nu mu demee ñaata nit lañu woon ak fi nga xamante ne li nga xam ne loolu lañ jël ci moom exactement. waaw maa ngi lay remercier davantage ci question bi di wax ni dinaa ci mën tontu je pense que le plus clair possible parce que mbir mi ngi xewoon la nuit du lundi au mardi. C'était presque à 2-3 jours de la Korité dama demoon Dakar jëli woon ay bagages yoo xam ne ñu ngi leen emballé woon ci ay kees ay
4 5 caisses la woon bi ma wàccee ci bus bi il faisait une heure et quelque 2 heures moins après ci laa woo sama jarbaat bi ne ko na ma ñëw jàppale bagage yi léegi bi mu ñëwee le temps que ma koy jàppale benn bagage pour mu yóbbu ko ci la ñaari gaa romb njëkk romb ñu ngi yëgoon ci benn moto Jakarta bi ñu rombee ñu ngi rouler à pas ñu ngi daw ndànk mais comme boobu on était deux peut-être amuñu woon fitu approché ñu continuer mel ni ko dem après bi ma yenee booy bi benn kees bi mu dem indi ko ci kër gi le temps que muy dellusiwaat ci tali bi ñoom ci luñ gis ne man comme boobu noonu j'étais seul ci lu ñu defaat demi tour ñëwaat taxaw gaari sama wet ne ma la moo ne ci bagage yi la moo ne ci kees yi man leen kees yi ay bagage moo ci nekk ñu ne ma da nga koy déballer da ngay dindi kees yi man leen pour quelle raison ma koy dindi ñu ne ma c'est la police man leen police léegi yéen antenne carte comme ñoom deux lañ man loolu li may wax yëpp maa ngi koy wax ak kenn ki moom mi ngi taxawee à côté mi ngi taxawee de profil léegi le temps que may expliquer keneen ki ci laa sentir ay coups waaw et c'était tellement vite ci laa recevoir 2 à 3 coups et ensuite je me suis trouvé à terre xawoon naa sax perdre connaissance mais dama jugaat bi ma jugee laa daw quelques mètres taxaw gis keneen ki ma doon waxal parce que bi may wax keneen ki moo yor cour dóorum après bi ma tourné waat keneen ki ma doon waxal nag moo génne jaasi mais jotuma jege parce que dafa taxaw ne ma taxaw nii ñu naa ma yow sàcc nga bu dee yaa ma baasi la moo tax nga taxaw parce que ñoom d'habitude loolu li ñuy def buñ la agressé dañ lay yuuxu naan la yow mii yaay sàcc bi au cas où bu fekkee am na keneen kuy ñëw ci yow la dal waaw noonu la demee après heureusement am na ku doon ñëw boori ville di jóge nii di ñëw mu ngi yoroon vélo kooku moo doon yuuxu comme ñoom boobu ñoom gënoon jege bagage yi ci ni ñu jël samay dàll yi nga xam ne dama ko summi woon ci biir oto bi teg ko noonu ci ni nga ko jël ak benn kees teg ko si moto bi daaw dem ñu ngi jaar nii jëm bër Rose après mbir mi noonu la demee léegi bi ma xëyee ci ëllëg si dem naa police ma porte plainte contre X voilà. dañuy ñuy bàyyi rek mu wax ñu est-ce que moom xàmmee na leen wala am na lenn loo xam ne mën na joxe benn indice ci ñoom pour gën a faciliter waa police seen enquête. ci question boobu noonu li mu ci tontu mooy ñoom awma seen benn signe parce que dañoo kaaloo woon ci kaw ni ak suuf ba nga xam ne seen bët doo nga mën a gis déjà boobu mi guddi donc pour ñu identifier fa kenn day xaw a jafe en plus tamit xàmmee ma seen voix tamit joxuma dara. rek ñooñu nga xam ne ñooy ay agresseur am dañoo kaalaw woon de telle sorte que mënoo leen xàmmee ak lëndamaay bi loolu moo tax mënu leen identifier gannaaw nag moom dem na police porté na plainte contre X ñuy ñaan yàlla rek waa police def li nga xamante ne moo leen war te am nañ yaakaar ne dinañ ko def ba ñu teg leen loxo gannaaw bañ génnee foofu nag dañ koy bàyyi rek mu lancer appel bi nga xam ne bëgg na ko lancer pour renforcement sécurité bi nga xam ne mooy quartier bi. appel bi may lancé mooy que ñu yokk vigilance parce que dañoo nekk ci jamono boo xamante ne amul dara loo xamante ne dañ koy gis te mu fekk loo xamante ne lu ñu amoon habitude gis la lépp lu ñuy gis day faral di nekk loo xam ne lu bees la te nit moom lu bees day am jafe-jafe pour maîtriser ko waaw donc question insécurité bi yàggu fi peut-être daaw na am de temps en temps mais léegi ni mu nekkee quelque chose de fréquent donc laaj na ku nekk yokk farlu ndax man heure bi ñu ma agressé mën naa ne heure boobu moo gën a teel ci li mu fi wàcc ay une heure parce que daaw na def ay voyage yoo xamante ne dem fi agsi ay 2 heures 3 heures ba 4 heures donc mën naa ne heure boobu moo gën a teel te gars yi bu ñu demee bay def ay agression ay une heure matin donc y a de quoi s'inquiéter lii nag day tax maanaam bu ñu feeñalee maanaam bu ko nekk xamee ne léegi Ndiaw am na agression parce que nekk na loo xamante ne daawul am mais bu ko nekk xamee day tax nga mën a jël say mesures ku nekk yokk sa sécurité fi nga nekk loolu mën na indi une sécurité qui est générale maanaam ci dëkk bi yëpp
waaw ci loolu noonu laay lancer appel bi surtout jeunes yi waaw ñoom ñi nga xam ne peut-être am nañ kàttan mën nañu faire face à ce phénomène ñun ñoo war a protéger suñuy rakk ñoo war a protéger suñuy sœur ak suñuy mère ak suñuy père donc loolu noonu appel boobu jeune bi yëpp laa koy lancé jeune suñu njaw beeg mu njàngi ak bu Richard Toll ak bu la commune de Richard Toll en général voilà te tamit di rafetlu bu baax liggéeyu police ku ci mel ni commissaire Dieng moom dalay déglu moo fa demee dalay déglu te tamit dina taxaw pour nga xam ne yow li nga xam ne mooy sa souci waaw ñu jéem ko régler jàpp naa ne bu jeunesse bi collaborer ak la police dinañ mën a am gain de cause. merci beaucoup gannaaw nag bi nga xamante ne seeti nañu Mamadou Diamanka mu wax ci li nga xam ne mooy agression am dégg ngeen leeral yi nga xam ne indi na ko ci sans plus tarder rek dañuy bàyyi invité ku ci nekk si ñoom joxe sa mot de la fin avant ñuy tàggatoo ak yéen. soxna Khady ak Seka ak waa équipe bu Waalo TV yëpp ñu ngi kontaan bu baax a baax si li ngeen def nii donc parce que nee naa lii ni ñoo ko waroon def ni ñoo waroon ñëw fekk leen seen parce que lii seen liggéey la. ñoo waroon ñëw xëy na jaar fu ñu war a jaar ñëw pour ñu am opportunité bi donc mais lii seen participation la aussi donc beneen bi aussi di rafetlu seen liggéey franchement Waalo TV moom mi ngi avancé bu baax a baax di lancer appel aussi toute la commune voire même le département nañu jàpp si Waalo TV parce que tey yeneen ni ngay dégg yeneen télé yi bëgg nañu kat ñu fay dégg Waalo TV loolu aussi mënta am ti jàpp ñu ko ti ñun population bi jàpp na ci. donc ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen sant bi aussi ñu koy jëmale si encore une fois le délégué de quartier parce que moom xëy na liggéey lii métti woon na trop mais moom ba biig ñu ngi jokk moom ba 4 heures du matin nelawul dafa ànd ñun si terrain bi te mag la moo dem mu tëdd ñu ngi koy gërëm bu baax a baax dëkk bi amuñu fayam mi ngi def liggéeyam comme il faut mi ngi def sax de plus donc lii nii démb am na ay torches yu mu jënd ay ampoule moom moo ñu ko jox génn xaalisam jox ñu lu ñu jëndee ataaya ak meew donc kon di lancer appel aussi dëkk bi yëpp nañu mobiliser wu ñu xam ne lii suñu combat la ñun rek jeunes yi ñoo ko mën a dindi ci désormais nag jeunes Ndiaw yi léegi sont conscients parce que ñu ñëpp tey benn nan toutes les associations regroupées nañu si benn structure tuddee EDN ensemble pour le développement de Ndiaw xëy na tey problème mu insécurité moo fi am rek mais xëy na si kanam ñu ne yéen dinañ nekk ay partenaires dinañ liggéey si yeneen projet incha allah rabbi parce que on est déterminé et puis dëkk dafa war a changer mais jeexalee sama remerciement rek si le commissaire encore une fois monsieur Malick Dieng franchement ku disponible la wàccee na boppam aussi ti mi ngi def liggéeyam ti population aussi da nga ko jàppale keroog wax na ko dëkk bi même boo doon jël buntu kër bu ne nga fay teg policier ñun buñ si jàppalee liggéey bi du sotti kon tey ñu ngi lancé appel képp kuy jeune nekk si dëkk bi na nga jàpp si liggéey bi donc loolu la amoon la may wax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp aussi merci beaucoup. mu nekk ay kàddu de remerciement rek pour mot de la fin yi di remercier ñi nga xamante ni mooy waa Waalo TV comme ñu ko Pape waxee tey Waalo TV yaa naa doon kii boo xamante ni ñëpp war nañ si mën a jàpp pour mu dem fu kawe dem fu boo xamante ni dañ koy séntu comme yeneen télé yi quoi. di remercier équipe technique bi yëpp muy Khady ak Seka ak ñëpp ñi nekk si gannaaw nit ñi remercier beneen remerciement bi mooy duñu noppi di ko wax quoi muy chef de quartier ak commissaire franchement parler dañ leen di remercier ñoom xam nañu ñun xam nañu quoi liggéey bi yàgg nañ ak ñoom quoi franchement beneen bi mooy grand yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci koñ bi ànd ak ñun ci Jack Point bi nekk ci dëkk bi di ànd ak ñun di liggéey grand yooyu ñu leen jaajëfal am na si ay mag yoo xamante ni dañoo bàyyi seen yitte franchement ñoom Vieux Thiombane ñoom Cheikh Mbacke ñoom ñëpp bàyyi seen yitte yëpp taxaw si dëkk bi xam nga ñooñu moom vraiment ñu leen remercier parce que mënoon nañ defi leneen mais dañuy ñëw ànd ak seen ay rakk ànd ak seen ay doom si biir dëkk bi kon ñu leen di remerciement bu amul benn fii beneen remerciement bi du question remerciement tax damay wax ni suñu devoir la mu ñun jeune dëkk bi ñi nga xamante ni ñoo dëkk si dëkk bi amatul xaar bu ñu xaar dara dëkk bi ñu ñoo ko war a doxal nañu jug ñu doxal ko te bañ si xaar kenn waaw dañuy dem ba xool ba ku ñëw fekk ñu si suñ si fekkee rek ñu jël loolu léegi moo ci am
encore une fois may remercier ñëpp Waalo TV ma leen di wax si kaw sa kanam. man moom sama moo la fay moom dama si dellu kaddu sant la rek di sant di gërëm waaw Waalo TV Khadim Seka di leen sant di leen gërëm ndax yaakaar naa comme ni ko Pape waxee rek lii ñu ñoo ko waroon ñëw fekk si neen waaye comme yéen am idée ñëw fekk si neen tamit du neen di dolli sant di neenu nit ki boo santulee nit doo sant suñu borom foog nga sant nit ndax mooy dëgg di wax tamit maa ngi sant tamit chef de quartier bi di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla taxawaayam bi mu taxaw nii yàlla na ko yàlla mooy gudd fan gu wér mu ànd ak ñun si terrain bi gunge ñu ba si kanam ak kanam di wax tamit comme ñu yàlla dénk wàllu xam-xam bi ñu nuy ñaanal tamit surtout ñu nuy ñaanal kenn bañ si gaañu kenn bañ gaañ kenn ba yàlla dimbalal ñu garder suñu dëkk ba ñu si fekk jël di sant tamit sama ay frères sama ay rakk yoo xam ne maa ngi ñoom ñu ngi toogaale si plateau bi ak bopp xale boo xam ne maa ngi ànd ak ñoom si biir dëkk bi di liggéey di saytu dëkk bi pour gardien di santaal tamit sama ay grands frères yoo xam ne duñu bàyyi seen kër ku mel ne Vieux Thiombane ñoom Cheikh Mbaye ñoom Lam wàccee seen bopp ñëw ànd ak ñun si wàllu liggéey boobu pour lan defaral seen dëkk bi di wax tamit bu ñu découragé jeunes yi laay waxal bu ñu découragé ndax ndaw buy liggéeyal dëkk du découragé ndax ñu defuñu ko pour intérêt kenn du ko def pour intérêt dëkk bi rek noonu góorgóorlu rek xam ne suñu dëkk noonu liggéeyal yàlla na yàlla soppi yëpp rek loolu rek noonu ñaan yàlla tamit ku ñu si dimbala tamit ñu jël ndax ñaanoon yàlla tamit kanu njaw soppeeku boo xam ne tey kenn dootul nekk si dëkk bi di sant tamit monsieur le commissaire ak équipe bam bu mu àndal bi ndax gis nañ seen taxawaay ndax tey comme lu may wax chaque jour rek dëkk police kese mënu ko defar chef de quartier mënu ko defar ilimaan mënu ko defar foog ñu boole suñu xol boole suñu doole boo xam ñun ñëpp ñooy ànd liggéey boole ñëpp mu doon benn loolu la amoon lu mu si sant di kii. bon ñu ngi remercier ñëpp di remercier ñëpp quoi juste ñu lancer waat benn message rek di wax ni dooley jën ndox dooley nit la nit mooy garabam donc dëkk bi ñu ñëw mën jàppale suñu biir lu ñu bëgg ñu def ko. gëm naa bis bu ñu jàppalantee suñu biir rek incha allah rabbi lépp lu ñu bëgg defar suñu bopp dinañ ko yàlla dinañ kàttanal ba ñu mënal ko suñu bopp incha allah donc nañ ñëpp jàppale ku nekk. gis nga tey même bu président Macky Sall wàccoon fii sax andil ñu police si àdduna bi yëpp si dëkk bi bëgguñu benn changement bi bëgguñu insécurité bi du fi mas jóg. donc nag il va falloir ñun qu'on se serre les coudes déjà ñu waxtaan suñu biir xool li nga xamante ni doxul ñu changé ko. sensibiliser suñu rakk yi déjà foofu nañu war commencé sensibiliser suñu rakk yi sensibiliser suñuy parents yi sensibiliser ñëpp donc am nañ ci part responsabilité bu mat sëkk insécurité bi loolu moom dañ koy nangu quoi am nañ ci part de responsabilité bu mat sëkk mais responsabilité bu mag bi ñi nga xam te ni dañ leen di teg si ñoom la faytewu quoi donc ñu ngi wax ñëpp jeunesse bi yëpp nañ ci jàpp si affaire yi. di wax ne rek ñi ngi remercier waat ñëpp di remercier mbokk internet bu Waalo TV comme ni ko invité waxee rek ñi ngi remercier bu baax monsieur le délégué de quartier ak monsieur le commissaire et toute son équipe ñi ngi leen di remercier ak ndaw ñi jàpp ci liggéey bi yëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ci ginnaaw ñi rek peut-être ñoo feeñ mais am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw ak seen frères yi nga xamante ne lim lañ leen fii ñu leen di jàppale ñu remercier waat ñëpp rek di wax ne ñun ñëpp nañ ci jàpp insécurité bi jóge fii lu mën a nekk la di waxaat maire bi aussi mu bàyyi xel quartier bi soxla nañ ko trop di remercier waat ñëpp di remercier sama technicien Seka Pro ak internet yi maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen waxtaan rek kontaan laay am saa su nekk jàkkaarloog yéen seen émission kaddu askan wi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci beneen thème jërë ngeen jëf.